jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte seen biir émission autour du micro tey jii dalal fii jigéen ju mën góor laay wax ndaxte xam nañ ko bu baax a baax yàgg naa bokk ak moom ay jotaay tamit nit ñi di ko rafetlu moo di soxna Aïda Mbodj soxna Aïda Mbodj kenn dootu ko présenté ci réewum Sénégal rawatina ci wàllu langue politique gi ndaxte nekk na fi ministre bu yor mbirum jigéen ñi bu gën a ràññeeku ci nguurug kii di maître Abdoulaye Wade def fi tamit taxawaay bu mucc ayib boole ay ministre fa mu dëkk ca Bambey nekk jigéen duma leen ngeen gis après li ci xew yëpp foqati bu ñu foqati tamit li nga xam ne moom la yoroon loolu yëpp gisoon ngeen ko ci jaar-jaaram moom mouvement bu am doole tamit boo xam ne mu ngi ci yëngatu ci kaw mouvement boobu la yàlla def mu nekk tey jii député ci assemblée nationale may fàttali tamit nekkoon na présidente groupe parlementaire bu parti démocratique sénégalais loolu yëpp di ay jaar-jaaram soxna ay dama jox la kàddu gi nga nuyoog mbokk yi laata ñuy sàmbali waxtaan bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum Pape Alé maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu lay suivre di la féliciter ci sa liggéey di la encourager parce que yombul parce que da nga tàmm li nga xam ne moo gën a yomb nga bàyyi ko fa ñëw ci li gën a jafe ñi la yées ci sa daraja ak sa taxawaay ak sa liggéey am na ci ñoo xam ne jàpp nañ yoon woo xam ne moo gën a sedd mu yoon wu noppale ñu noppiwaale yépp yow nga tànn beneen yoon boo xam ne dama lay jottali li sénégalais yi di wax ci yow mooy yoon wu jafe wi nga jël ngir nekk ak askan wi ñu ngi la ciy gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre di bal ñëpp ak di balu ñëpp ak. jërëjëf soxna Aïda ñu tàmbalee ko ci wàllu bonne gouvernance ndax rapport ARMP yi génn na am nga ci yaakaar. xam nga Pape Alé ñun li nga xam ne habitué nañ ñu ko 2012 ba léegi te li jiitu loolu moo di. assurance yi ñu joxoon ci gestion sobre et vertueuse assurance yi ñu joxoon ci bonne gouvernance te su ma nee bonne gouvernance di ma may tuuti ma jaale naqarlu ñaanal yàlla sama càmmiñ bokk ak moom baay yaayam di sama bàjjen yaayam wëlbatikooti di sama jarbaatu baay muy Mouhamadou Mbodj di Doudou Mbodj tàkko ñu koy wax ñun waalo yu Doudou Mbodj tàkko ma di ko ñaanal yàlla parce que kenn mënul wax bonne gouvernance ci àddina si te tudduloo ko ma di la ko jaale yow itam xamoon naa ni sa partenaire la yu bëri ngeen doon ko bokk ba ci ñim fi bàyyi bonne gouvernance boobu ñun dañ ñu ko digoon ba naxaale ci ku mel ni Doudou Mbodj moomu ndax président bi fi nekk bi mu nekkee maire Fatick dafa bokkoon ci maire yu rare yoo xam ne dañu duggoon ci programme de bonne gouvernance bi nga xam ne sanctionné par une certification de label citoyenne man ca laa bokkoon pour Bambey mu nekk ñoo xam ne dañu ko gëmoon Doudou Mbodj gëm lañu ko ak ñoom Birahim Seck ak waa Forum Civil ak ñii ñëpp ñoom Elimane Kane ñëpp d'accord ci ni am na benn génération de politique boo xam ne même au niveau central su lépp doxulit ñooñu gëm nañ bonne gouvernance loolu taxoon mu teel ñoo nax looloo taxoon aussi bi nga xamee ni yàlla dogal na mu nekk premier ministre man ma nekk ministre am ndax tout le temps mu nekk premier ministre man maa nekk ministre am li ñu doon doxal ak actes yi ñu doon posé mu ànd ceeg ñun di ñu ci renforcer ñu gëm ko bi mu ñëwee jaay ñu gestion sobre et vertueuse ñun ànduñu woon ak moom bien sûr mu génn ci parti bi dem doxal loolu mais fa mu jaar sénégalais yi comprendre nañ ko looloo taxoon affaire am kenn mënu ko baal lii nga xam ne moom la ñu nekk tey or 2012 bi mu ñëwee léegi loolu mu waxoon yëpp daf ci génn bi mu ñëwee ku àndul ak moom dina la yow yaa gën a ñaaw dina la wutal ay góom dina la wutal ay point yu ñuul dina la tam bu ko defee dëkkal la foo dëkkul boo moytuwul sax xëy na dinañ ci ñëw nga mel ne Aïda Mbodj waxoo defoo mu nangu la nga yoroon soo àndeek moom yow yaa gën a rafet yow doo sàcc doo wax lu dul jubul doo def dara ARMP ci contexte am la koy doxal ak moom ndax ñun nekk nañ ci gouvernement Sayer Niang mi nekk ARMP mais di doxal ak ñun dëgg parce que ñam wu nekk la nga ca def rek lay xeeñ c'est-à-dire que ñun man nekk naa ministre Sayer Niang rejeté li ma yoroon te xam naa ko bu baax
mu bokk fu baax ma xam ña mu bokkal xam ñi la ma bokk ak moom. génne woon sax ay rapport yu doy waar. ci Awa Ndiaye ak yooyu yëpp rapport bokk lu leen tam dëmm. ñun ñëpp la doon boole. mosu ci lésiner rigueur la ci amoon ak li nga xam ne mooy jub te itam ñu reconnaître ko jusqu'au niveau de l'UEMOA jusqu'au niveau international. problème de régulation dañ ko ci def champion. problème mu bonne gouvernance dañ ko ci def champion. mais il faut que nga delloo si rapport ARMP delloo si affaire OFNAC delloo si lépp ci contexte bii bu Sénégal bii contexte d'après 2012 lan la président Sall bëgg parce que volonté politique dafa baax ci lépp. gis nga Pape Alé yu bëri dañ koy wax naan Sénégal moo ci champion ak yooyu yëpp mais boo gisee sama waa ji président Wade ma di ko gërëm mooy dafa afficher volonté politique. ARMP bi moom def na ko mais moo ko sam mais dem na ba mu të ko parce que dem na ba mënatu leen dara parce que dañ ko topp ci logique am logique bi moo di na teg lépp ci yoon Sénégal nag fii ñu tollu tembe teg ci yoon amatul Pape Alé boo féeteeg président xanaa président moom décidé ni yow dañ lay teg ci yoon mais bu fekkee ni décidé wul ne dañ lay teg ci yoon képp ku la bëgg a teg ci yoon bu boobaa yow la sa liggéey di yàqu waaye moom moo tax man boo ma ko mayee du ma sikk ma Sàmba du ma sikk ma Demba damay wax ni Sénégal am na loo xam ne au niveau communautaire moo ci waroon a nekk champion muy bonne gouvernance muy lépp mais actuellement kenn mënu ko wax ndax président bi moom moo amul volonté politique gu teg ñëpp sur le même pied d'égalité. xanaa kon de CREI bi nga xam ne décision bi mujj a génn favorable à ñu débouté état bi kon CREI yi tamit doo ci am yaakaar parce que liste 25 personnes la ñu joxoon suñu jeexital li tamit lan lañ ci gis. mais CREI yi tey moo ñu def ñoon république bananière yow mës nga gis dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne Sénégal bu colonisé ñëpp it ba France bu colonisé ñëpp it Sénégal ko ci gënal. parce que ñun ñooy dem France. won leen di leen dañuy làkk seen làkk sans accent ñun ñooy dem France sol jupe boo xam ne madame bu ko solee bu ma ko solee mooy dàq ñun ñooy dem France parce que ci civilisation Senghor lañ ko jële ñun dañu ëpp sax li ñu doon doyee ci colonisation tey suñu demee ba Sénégal te loolu Pape Alé lu metti la lu naqari dem ba Sénégal ñu ni tribunal bii kat ni mu àttee Sénégal ci forme bi lay mën a doon parce que li ngeen ñu indil xamuñu ko mës nga gis Sénégal li mu jàng ak nit fi droit am toll ñuy yóbbul droit français mënuñu ci retrouver benn principe de droit boo xam ne Sénégal la jóge parce que ces histoires de bien mal acquis France xamuñu ko xamuñu luy crédit xamuñu bu ñu xamee reddition des comptes itam xam nañ ko ci forme boo xam ne mën nañ ko def ci le droit positif français comme ni mu mën a nekk ci le droit positif sénégalais li ñu leen doon wax c'est-à-dire la ñuy wuti crédit yëpp mën na am ci droit positif sénégalais te bu ëllëgee du noon république bananière fu ñu ko bëgg a àtte mën nañ ko faa àtte donc loolu vraiment nekk na loo xam ne dafa sax ruslu parce que discussion yi ñëw yëpp ak polémique bii ñëw yëpp kii am na dëgg condamné nañ CREI France nu muy condamné CREI yi bokkul ci benn droit bokkul ci benn principe de droit donc mënula bokk ci benn système de juridiction donc loolu rek dafay wane ni Sénégal actuellement dafa bëgg a bokk ci république bananière yi. waaw moom mooy indi tamit OFNAC yéen a ngi xaar rapport am ba tey de wala. rapport OFNAC ñu ngi koy xaar wante. Seynabou moom depuis le début wax na ni moom du publier dara parce que day déglu parce que xam nga principe de neutralité bi nga xam ne moom moo war a am ci. institution yooyu te loolu moom moo taxoon ñu def ko mais bu fekkee nit ki nee na man damay déglu président bi ba pare nag tiital nañ ko parce que comme que am na lu fi doon am loolu fi amoon tax ñu daal di yëkkat génne nit mu daal di wëlbatiku moom ñu teg ko mais dafay wane ni effectivement kii ñu génne bu ma defee lii ñu def loola donte ni nag absurde ma man ki ñu génne muy Nafi parce que ku nekk xam na ni man sama xarit la wante nag moom moo àndoon ak président bi ñu def nii 2012 bi ñuy poursuivre dem na bay laajte oto boo xam ne man oto bi ba ma xamee ne oto bi nekkul oto gouvernement avant ñun ñuy daanu jël naa oto bi delloo ko Serigne Boub mais dafa toppaat oto ba di gëstu di seet kan lay dimbale parce que gis nga affaire bi bul ci sonn moom tey yow ëllëg sa morom la
ku ci soutenir ab président itam pour mu bëgg mu persécuter sa moroom te muy sa moroomu jigéen nga di ko ngay employé wu nekk bras armé pour ñu di ko persécuter bu ëllëgee day daw ci yow. loolu moo tax dégguloo benn yoon ma wax ci affaire Nafi parce que Macky la déggooloon ñuy seet benn Aïda Mbodj bu ñuy jàpp ci ay oto wala ku ñuy jàpp ci ay oto mooy ba ñuy jiiñ 600 véhicules yi. mais Aïda nan nga dundee loolu yëpp. metti nag. xam nga lu tax may lay laaj loolu parce que xaw naa yàgg tuuti quand même nag ci espace médiatique bi. xam naa sa diggante ak président Macky Sall. bu baax a baax. xam naa fi nga ko féete woon tamit. ba mu doonee premier ministre ñu koy persécuter ci biir PDS. loolu am ci nga ànd ak moom. nga nekkoon jigéenam di ko taxawu fu ne. pour yow nan nga dundee loolu yëpp am da nga ci am bettaange wala da nga ci am yeddaange. am naa bettaange am te ñi ma xam ñëpp ba ci yow bett na la bett na sama njaboot bett na tam ay nitam am ba léegi nii. assemblée am na ku ma naan parce que kooku dama nekkoon ak moom ci 11e législature bi Macky nekk sunu président assemblée ñu dem mission kooku ni ma man gisuma la ci 8 mars bi man ko man invité wuñ ma kooku dafa dóor loxoom ba gaañu ni ma mais yow naka nga mën a nekk député femme invité wuñ ma femme d'envergure bi nga doon gis naa ñu jël ay anciens ministres de la femme décorer leen def leen ay pionnières yow invitation ma ne ko am nañu nekk système des Nations Unies laaj nañ ma ko ni ma lu tax ñëwuloo man leen invité wuñ ma buñ ma invité woon ma dem parce que ñun ba ñuy dox parité bi 27 partis la ñu woon benn parti moo ciy PDS ñi ci des ñëpp dañu opposé woon PDS mais man may ministre de la femme ak ñama ko àndaloon dañoo def tout pour que mu nekk benn question consensuelle te question consensuelle ba léegi loolu laay doxal ma séq ak moom li ma séq ak moom du ma ko nier parce que su ma nier li ma séq ak président Macky Sall damay renier sama passé te du ma renier sama passé sama xarit la woon mais jikko ji mu wane bi mu nekkee président dafa jaaxal àddina yépp parce que dafa am fu politique yem am foo xam ni politique weesoo ko wax naa ko maa ngi nuyu yaa awa sa bi nekk 2S wax naa ko ci benn émission mu ni ma li président yéene ji président am ci jigéen ñi man ko gëmuma ko parce que président mu ne maa man ko bu amoon benn yéene ci jigéen ñi symbole bi lay jëkk a préserver symbole bi mooy Aïda Mbodj man symbole laa ci la marche des femmes symbole laa ci l'accès des femmes aux instances de décision symbole laa ci femme bu am cër man fa ma dëkk ca Bambey buñ dee jigéen maa jëkk a nekk maire bu jigéen maa jëkk a nekk jigéen ju bokk conseil régional bépp décentralisation ñëwee mu defal ko boppam Macky Sall ci sagoom def acte 3 ñu ni li gën a feeñ ci acte 3 bi mooy le département comme collectivité ma góorgóorlu ba nekk présidente de département c'était pas évident parce que amagul woon keroog ba ma gañee ci kanamu ñaari ministres yi yaa jëkk a yuuxu di ma Lion di Bawol dëgg-dëgg yaay Lion di Bawol parce que doon nañ wax Lion mais keroog yaa ko jëkk a wax danga ma jël en direct ci télévision bi nga duma ña fa nekkoon ñaari ministre en fonction ak yeneen ak i directeur ak i député ak yëpp te ñoom ñëpp da leen a yëpp ñu door a ñëw ma lare leen c'est-à-dire suñu kër la jëkk a dal c'est-à-dire que loolu rek moo lay jëkk a jaaxal sama diggante ak moom parce que ni ma xaritoo ak moom ak ni mu xamee samay relation de famille mu daal di ñëw daal ca kër ga c'est-à-dire lim ñu won depuis 2012 moo di que nguuram gi daf ko jaral lu nekk lim ñu won beneen boo xam ne gisaat nañ ko moo di 2e mandat bi jaral na ko lu nekk wante bu ci boole woon ñi war a tegu ci yoon mu teg leen ci yoon ñi mu war la wëlbati mu wëlbati leen rek dina baax mooy bonne gouvernance bi nga commencé parce que dañ ko séentu woon nag ci moom dañ ko séentu woon ci moom torop te dafa am loo xam ne Pape Alé day tàngal xol mooy làq doom dóor doom làq ñi waaw loolu de làq doom dóor doom loolu Moustapha Cissé Lo moo ma ko waxoon ca bañ ko convoqué Macky Sall commissariat ba mu ngoog mu ne ma kenn du fi làq doom dóor doom mu ngoog dafa metti mais loolu lan moo koy indi soxna Aïda yow exercer nga pouvoir pratiquer nga président Macky Sall am na sama benn xarit sax bu wax ne est-ce que weccoowuñ ko waaye da nga jég bi si ngeen est-ce que weccoowuñ ko parce que moom dafa ñeme woon dëgg waaw
gis nga nee naa la Mohamed Mbodj mii dafa bëgg Macky Sall ci njéegal yàlla du ma ko waxal lu dul dëgg te ni mu ko bëggee mooy yooyu mu ko wonoon bi ma déggee ni jaale ji na ko kontaan naa trop parce que daf ko bëgg ndax loolu mu ko waroon mais leer na ma ne waxaatuñ ci de yàlla rek laay waxal wante leer na ma ne moom ci boppam sax jaaxle na parce que xam nga koo xam ne fépp foo xam ne ñu ngi fay def lu jub wala ñu ngi fay redressé wala dara parce que nag tam wala fi dinañ koy wax dinañuy wax naan bala ngay xam nit mu nekk ci yenn station yi wante daal wax dëgg yàlla bonne gouvernance boobu su ko doxaloon ci ay nitam dina baax de. ci wàllu bonne gouvernance boobu assemblée nationale gisa foog nga ne joué na ci rôle parce que nag assemblée nationale dañ fay yónni ay député war na créer ku mën na commission d'enquête mën na lijjanti pouvoir exécutif bi waaw mais loolu yëpp tamit ah. da nga ma bëgg a jooyloo wala da nga may ñaawal. wala lan dafa xam ne yaa ngi lekkoon ci bii paase. non man dama yaakaar ne ñu ngi def autour du micro mais dama war a daaneel micro bi Pape Alé nag yow fi nga xam ne moom moo gën a fayir nag moom mooy assemblée nationale. gis nga aw ma ci yaakaar te duma ci mës a am yaakaar. lu tax parce que dafa jaarul yoon wi. gis nga président Niass dafa am lu mu mënoon a def mooy la ñu waxoon Ablaye Wade dañuy wax affaire parité bi dañ ne Ablaye Wade suñu amul ak moom parité dootuñu ko am parce que âge am may na ko ko entre gens may na ko ko relation ma kilifa diine yi may na ko ko dépassé itam contourner préjugés yi may na ko ko looloo waroon a dal tey président Niass âge am war na ko may tey mu ne Macky maa ngi ànd ak yow mais dama lay wax dëgg parce que loolooy cëram fi mu toll tey ñun ñëpp ku mu woo nga wuyu ko ku mu ni toogal nga toog ku mu ni taxawal nga taxaw jox ko cër boobu benn séq na koog yow parce que Sëñ Fallou Mbacké dañu woon jote balaa joote ku mel ni man mii Aïda Mbodj man daanaka suñu kër mooy taaw ba mooy sama taaw yaay Senghor ko boole woon ak sama yaay donc am na cër buñ ko may mais may nañ ko ci xam-xamam ak darajaam ak vécum ci réew mi dafa am fu mu jaar ci réew mi. ba muy nekk directeur cabinet Senghor Macky Sall mi ngi am 3 ans. exactement parental la donc loolu war na tax yow nga imposé wu kon waroon na tax mu exercer droit bi mais dégg nga ko barki démb rek bi Aminata Touré waxee affaire xaalis bi nga xam ne moom la ñu jëlee ci fond moom ko fond recouvré. mu ne kàccet ma ci. mu ne na ngeen ma ci génn de comme mel ni day supplier nit ñi pour nañ ko ci bàyyi. te pourtant même référendum bu mujj bii daf ko jox pouvoir boobu contrôle de l'action de l'État mais ñun xamuñu loolu lu mu doon tey boo joxe woon tey question d'actualité fii mu nekk dafa tukki maa ngi bëgg bu ñibbisee ma jox ko question d'actualité ci xale yii ñuy rey ba xam lu ci gouvernement bi xam ak ndax xam nañ ci lu ñu xamul ñun mais boo ko joxee du ko sax enrôler ah xanaa ci kaw président Macky Sall ni ko def ko parce que loolu tam mooy problème mu parlement bi parce que parlement bi dafa am pouvoir am muy pouvoir législatif mais doxaluñ ko. kon daal léegi assemblée bi moom buñ ci am yaakaar. assemblée bi dañ ne woon 12e législature mooy l'assemblée la plus nulle. man tag ma xaw a ko diluer daal de ne. boobu daf doon door a nekk parlementaire parce que xam nga mën nga def cursus administratif bu gudd te du tax nga mës a nekk parlementaire te parlement bi beneen monde la mais bi ma ñëwee gis malheureusement pour moom mbiri Khalifa Sall ñëw ci assemblée bi ubbee assemblée bi mu xaw ci wane ñàkk sago ba xaw a mel ni dafa doon am lu muy bañ mu rëcc ko mel ni dafa nekk di dox benn mission boo xam ne dafa am luñ ko sant boobu nag nee naa defati nañ faux départ ba fii may wax ak yow nag jàpp ma ne ñu ngi ci bon départ ba fii may wax ak yow. parce que boo yeggee ba parlementaire nga di ko tere pour mu wax mu mel ni su waxee dafa am lu mu lay yàqal te day attirer sa attention rek boobu nag xam nga dafay daal di ñëw garaaw. te dama gis sax ay xale yu ndaw ci biir parlement bi yu koy doyadil. waaw loolu itam li ma lay wax rek nee naa la su fekkee ne dóor doom làq doom dafa am rek c'est frustrant parce que ba bu mujj bi li dal waa PDS kenn ñaanalu leen ko woon ñoom itam xaw ma nu mu leen dale ñoo xam waaye parlement CEDEAO moo def ay conditionnalité am
ni délégation bi jóge ci pays bi dina am opposition dina am jigéen kon waruñu woon a ñëw di tànnal kenn lenn loolu dafa waroon jar xeex nag ñoom it parce que Abdoulaye Wade xeexal na leen ba ñu dem lenn li ci des nag ñoo war a toog ci biir parlement ba xeex ko ak nu mu mën a demee ak ku mën a négocier majorité bi ba majorité bi ñëw sañ a def waa PDS loolu ñoom waruñu ko woon a nangu waruñu ko woon a nangu. nekkoo fa. ah duma ko doon nangu moom loolu moom Pape ne serait-ce que pour faj sax coono góor gi rëngi-rëngi pour defal leen campagne sax ne serait-ce que pour faj loola sax waroon naa tax parce que nag xaw ma kañ lañ soxla woon nekk parlement CEDEAO waaye tey lañ ko gën a soxla waaw. ñu wax ci wàllu koom-koom gëm nga taux de croissance 7,2% bu ñu wax. bi nga xamee ni service yi wax nañ ni moom la ñu wax ñoom niñ ciy liggéeyee boobu ba léegi man dama dul gaaw a weddi nit dama dul gaaw a tourner ay wax ndax bu dee ni doy na leen rek ñoom man war na ma doy mais man sama problème dama ne leen bu fekkee ne dañu am taux de croissance di ko bàkkoo 80% yu sénégalais yi sentiruñu taux de croissance boobu Pape finalement bu ñu bàkkoo day mel ni ñaawalaate te 7,02% bii ñuy wax mais kenn yëgu ko parce que il faut que ñu ressentir ko ci panier de la ménagère il faut que ñu ressentir ko ci li nga xam ne moom la ñuy utiliser. ak PME yi il faut ñu recevoir. PME yi duñ ko ressentir parce que patronat national bi yëgul ko. bu ñu ko amee itam mën na am ñu am ko mais étranger yee ko am c'est-à-dire étranger yi aujourd'hui ñoo gën a bénéficier wu ci ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi buñ ko amee itam moomuñu ko. buñ ko amee it moomuñu ko parce que pour ñu moom ko il faut que le patronat national sentir ko il faut que PMI sentir ko te sentiruñ ko parce que ñooñu ñoo mën a ñoom bu fekkee ni ñoo tiré croissance bi ba croissance bi yegg fii te amul benn retour boo xam ne ñëw na ci ñoom ñëw ci ménage yi école bi doxul santé bi doxul à la limite bu ñuy wax croissance fële ñu ngay lijjanti yan indicateur mooy justifier pauvreté bi parce que y a la pauvreté amuñu sax accès aux services sociaux de base doxul donc est-ce que kooku war nañ koo tiitaroo parce que wax dëgg yàlla ñi fi nekkoon di liggéey ñu ngi liggéey ba léegi ñu ngi continuer di liggéey nous avons une très bonne administration nous avons une administration exemplaire liggéey nañu lu ñu war a liggéey waaye nu ñuy transformer cette croissance ba def ko ay fruits ba ñoral ko ba mu ñor xomm ba mu ñëw wadd ci ménage yi ñu sentir ko loolooy problème bi. endettement bi jur coow banque mondiale di ko wax ñoom ñu ne mën nañ endetté ba autour de 70% loolu may na leen ko ci mois tiital na la wala tiitalu la. tiital na ma xam nga lu tax mu tiital ma investissement wu endettement bi moo ma doyul parce que su fekkee ni ñoom nee nañ maîtriser nañ ko itam ba tey dama koy bàyyeeg ñoom xëy na am nañu expertise bu tax ñu ne mën nañu maîtriser dette bi waaye nag fan lañ ko investir est-ce que lañ ko investir am na njëriñ ci ñun parce que su amul njëriñ ci ñun bu ay génération ñëw war koo fay itam définir ñu priorité yi parce que nag bala ngay endetté wu tam il faut nga définir say priorité daal de damay endetté wu investir lii mu andil ma lii bu paree fruit ma dugal ko fii produire nii dugal lii bàyyi lii épargne lii xaral génération yi fii mu nekk dëkk yi dañu weesu kañ lañ koy fay dëkk yi fi mu nekk li ñuy lijjanti mooy épargne pour les générations futures te yenn taux d'endettement yi du la may sax nga fay bay épargne. alors ñu waxtaan ci wàllu jigéen ñi parce que ñu ngi ci quinzaine de la femme bi tey jàpp nga ne régime Macky Sall def na ci wàllu jigéen ñi lenn loo xam ne yaa ngi ko doon séntu wala yaakaaroon nga ko yéen matalewu leen ko ba ngeen di dem. gis nga Pape man du ma nihiliste gis nga problème mu nationalité wu jigéen bi muy transmettre doomam dañ koy yàgg discuter dafa am sax loo xam ne soo ko waxee day mel ni da nga koy yàqal point yo mu def mais man xam naa ne maa doon ministre de la femme am xam naa ni discuter nañ ci ba tàyyi
donc bu ko defee it du ma ne waxoon nañ ko parce que man du ma doxee noonu dama naan moo ko def ci volonté politique am dama ko ciy gërëm di ko sant. parité bii ñuy wax ni moo ko appliqué mënul woon a def leneen parce que parité bi dafa nekk ci dynamique bu irréversible mënu koo def leneen mais bu dul loolu Pape Alé lan nga gis en terme d'acte président Macky Sall posé ko pour jigéen ñi au contraire wax naa la ni la Aïda Mbodj présidente conseil départemental ci acte 3 di dooree ñëw ñu def pour la première fois département symbole la ku mënul la muñ benn symbole boo xam ne wàññiwu la dara mënoo koo muñ il faut que nga foqati la mu yore mais ku am xol boobu lan ngay dig jigéen ñi ñu gëm ko mënoo dig jigéen ñi dara ñu gëm ko te man loolu dama ko vivre ci sama chair waxuma la defin wa mais wala fi dañuy wax macinu dimb dafay tax dimb wex parce que nag tam li muy doon mbiri àddina yërmande daf ci am Pape Alé bi ñu may destitué xam ngeen dañ ma convoqué police. Ah bon, pourquoi? Police lañ ma convoqué 10 heures pour notifier ma ko commissaire ba dafay jigéen mais du ma ko doon nangu parce que dama ko nangu ba pare mu ne ma signal man ko lu tax may signé mu ne ma dañ ma ni woon dañ la koy notifier ba nga signé ba pare ñu door lay notifier lan la parce que mbiru conseil départemental ma lire ñu ne ma vient d'être déchu de ses fonctions de président du conseil départemental police su jëppal bii parce que xëy na xalaat nañ ne bu ñu ko defee Bambey leneen am dëkk ba toj ñu bàyyi ba ma ñëw ci sama biir njaboot ñu woo ma 9h ma toog di déglu rajo bi di déggu ñuy wax benn xale pour mu nettali yan condition lañ ko violé may téléphoné rajo bi ni leen fu femme juriste yi nekk protégé wu leen xale bii muy nettali kii mën na ko traumatiser à vie ba raccroché ñu woo ma police jëppal ma ne xëy na sax dans ce cadre là négal ma ñëw dem pour wax leen ni leen lii waruñu ko woon seetaan mu ne ma dañ la soxla ma ne ko lan la woon mu ne ma benn notification man ko sama chauffeur génn na négal ma woo ko mu jaar fa jël ko mu ne ma non nee na yow yaay ñëw notifier ko ma ne kon nag mu ngi bëgg a garaaw Pape Alé jël sama sac def ci sama ñaari robe wax parce que pour man prison lañ may yóbbu parce que boobu dafa xew ànd ak sama chauffeur ak sama garde corps ñu daal di dem ma jël sama sac def ci sama gannaaw daal ni sama doom soo wàccee 1h parce que vendredi la woon soo wàccee 1h su ma la woowaatul nga xam ne jàpp nañ ma parce que dafa xew ci réew mi mu ne waa man ko opposant bu ki lay te may je revendique mu naa man ko mon statut d'opposante daal di dem foofu lañ ma convoqué vendredi ci suba door may notifier sama déchéance ma jël sama kayit ñëw loolu boo gisee condition yooyu gis symbolique bi nekkoon ci sama pal à Bambey mu àttana xañ loolu jigéen jum ne dama lay jox dara daf lay nax. que du dafa bëgg nga ñëw liggéey ci wetam mu lay sentir comme nim la leen gis ba mu nekkee premier ministre amu ko mu ne kii il faut que ma defanteeg moom. waaw mais bu seetee ni booba temps dañoo daje woon ci benn kilifa am ñu féete nii parce que politique noonu la ku nekk da ngay am koy féeteel man sama féete la woon ma féeteeg moom loola bu ñu koy doxal ñu di ko doxal ci teraanga ak njekk war na xam nag kon ne jigéenam bii tudd Aïda Mbodj ku ko teral da nga koy tëral ku ko toroxal da nga koy toroxal parce que am na ñoo xam ne noonu la ñuy doxee. waaw tey jii sa mouvement bi yaa ngi ci bu baax a baax. fan nga ci toll. ñu ngi ci maillage bi. ñu ngi ci maillage bi parce que xam nga ne Pape Alé nit ñi dañuy apprécier différemment gis nga man bu ma apprécier résultats yi ñu am ci législative plus fort reste bi dafa rëy ci man surtout nag bu ma ko comparé ak 33 coalitions yi nga xam ne bàyyi naa leen demuñu assemblée ndax bu ma seetee conditions yi nga xam ne ci la ñu defee liste seet conditions yi nga xam ne ci lañ décidé dem pour participer ci élection yi seet bi ñuy participer ci élection yi ni mu mettee ak li ma daj man Aïda Mbodj personnellement niñ ma persécuté lu ma teg ñu jël nga xam ni Sénégal xaalis doxul jàmm ku ma teg ñu jënd nañ samay tête de liste jënd nañ ay président comité électoral jënd ñama tegoon Bambey jënd ay garde corps mayuñu ma dara boo ko seetee
da ngay santaat yàlla mais da ngay amaat espoir parce que da nga naan la ma dajoon ci législative bi du ma ko daj bii yoon booleeg nag comme ni ma lay wax toujours rek ñun erreur bi ñu defoon bee passé mooy en tant que opposition ñu jël processus électoral bi bàyyi ko pouvoir bi mu def lu ko neex moom moo facilité ay militants ñu bindu moo facilité ay militants ñu jot seen carte moo facilité ay militants ñu xam seeni bureau de vote moo facilité ay militants amuñu erreur ci seeni carte électeur def benn dispositif bu garaaw gis nga boo amee récépissé dañ la ni demal ca préfet ba gis nga ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk APR xam nañ ni ñuy def ba am carte ba voté mais yow boo bokkul APR doo mës a voté ak récépissé amul benn militant bu nekk opposition bu wote ak récépissé. est-ce que loolu tamit du faiblesse opposition parce que dama seetlu ba Macky Sall toogee fii ba léegi en tant que président de la République amul benn rapport de force bu ko opposition bi imposé gagné ko. mais day am opportunité xam nga loo xam ne da nga toog ñu naan la sa carte di nga ko jot sa carte di nga ko jot des na 2 jours sa carte di nga ko jot des na 3 jours bañ ni suba la ñu ne la demal préfecture boo demee ba indee benn photo rek dinañ la jox sa carte. nga ñëw ñu ne karaj lamp yi fàtte nga lamp yooyu fay fàtte nga ko le 29 ci guddi le 29 juillet ci guddi Sénégal yépp la lamp ya fay Sénégal yépp ba 18 heures jotee la lamp yi fay ñu ne day taw mais fu taw ak fu tawul Sénégal yépp la lamp yi fay le 19 le 29 ba seddi le 30 di vote bi kenn amul carte ña xëy dem préfecture yi di wut carte foofu fu ñuy dajaloo ñu ngi jour vote léegi kay la ñu war a tirer les leçons wëlbatiku nag jéem a wut nag benn cadre unitaire ànd nag bàyyi nag ŋàññante bi ci opposition bi tam ñoom it ku wax lii wax lee bàyyi ŋàññante bi fàtte sunu égo yi nag xam ne nag lii nag mu ngi ci sunu kanam te yegg si na ci sunu kaw ba pare nag il faut ñu teggi ko wutal suñu militants yi carte ñu voté. mais loolu il faut ngeen def rassemblement bu am doole. wane non seulement def rassemblement bu am doole il est vrai que ñii ñëpp yemuñu ñii dañ koo ñeme ñii ñemewuñ ko ñii mën a wax ak moom ñii di wax ci gannaaw yooyu yëpp a ngi ci tam nag parce que ku wax lii it wax lee. opposition bi tam mooy loolu ñi jaar si ginnaaw guy gi. ci palais waaw mais nag dañu war a xam nag ni lii dafa ñor il faut que ñu régler ko il faut que ñu régler ko. man bu nit ñi amee carte rek man sama xel dina dal Pape Alé parce que primo votant yi ñoom bu ñu xasee ba inscrire ñoom dinañ ci teg seen bakkan club réccu yi nga xam ne tam ñoo ko faloon te wàcce ñu itam ñooñu it bu soobee yàlla dinañ wote leneen la ca des itam mooy kum ko jaral nag na la ko jaral ñun itam ñu fàtte suñu bopp nag xalaat réew mi nag tam parce que loolu rek moo fi des. ci processus électoral bi nga tàbbi noonu sax laay bëgg ñu xuusandi est-ce que tey jii gëm nga ne am na benn fiabilité bu ci am parce que ñu ngi wax fichier électoral bu fiable ñu bëri ñu ngi ñi am na ay points d'achoppement yu am ci concertation bi ñu ne Macky moo ko war a trancher pas arbitrer ko est-ce que du leen def comme coup bu mu leen defoon ci élection législative jékki ba si yàgg rek yóbbu lépp assemblée nationale majorité am votel ko. Pape Alé gis nga allemand ya la ñu gis. la ñu gis rek la ñu wax bu leen kenn attaqué mais ñun ak ñoom bokkuñu terme de référence xam nga ni système allemand mënula comprendre koo xam ne gis nañ turam ci fichier te kooka du moom gis benn tur boo xam ne Pape Alé Niang la war a doon def date et lieu de naissance def adresse am mais à la place de Pape Alé ñu bind ca Fat Ndiaye kooku allemand du ko gis allemand bi li muy gis rek mooy gis na benn tur. filiation yi daal gis na filiation yi gis na ni il est régulièrement inscrit gis na ni il est en droit de disposer de sa carte mais amul beneen problème ñun ñoo xam sunuy problème ñun ñoo xam ni mën nga jot carte ñëw ba ci bureau de vote bi mu ne la fii du sa bureau. ngay kañ ngi ba 6 heures passé ñu tëj bureau yi ñun ñoo mën a xam loolu ñun ñoo mën a xam ni boo waree ñëw ñu war la fu ñu la war a defal ni jigéen nga ñu defal la ni góor nga ñun ñoo mën a xam ni foo xam ni yow da ngay mesurer 1m80 ñu defal la 90 centimètres c'est-à-dire que yi ci nekk yëpp
yooyu bokkul ci terme de référence su Allemagne ñoom ay terme de référence rek lañ leen jox ci kaw terme de référence yi ñu xool ko gis ni ah ñii kat ñu ngi ci yoon wi leneen li ci des moo di galgal bi nga xamee ni moom nee na dialogue ko ñun Aly Ngouille Ndiaye bi mu ñu bindee ba ci ñun ñu yore mouvement mu binduñu parce que la mu lay tam man dama ci ànd ak moom parce que daf ne ay parti ngi fi woon yu yàgg yu parti traditionnel yoo xam ni dem nañu élection ñun ñëpp te élection mooy baromètre bi ñooñu mënuñoo dem assemblée kon mouvement bi nga xam ne barki démb la juddu bu mënee dem assemblée man dama koy légitimer man nag loolu dama ko ciy féliciter wax dëgg yàlla. mais il a raison aussi. waaw xam nga il a raison ñun itam dañu am lu ñu préoccupé ci carte yi préoccupé ñu ci fichier bi te wax naa la ko léegi nee naa la kenn dootu leen bàyyi fichier bi kon ministre bi su amee intelligence su daal de ni kat dama ñëw leen yéen ñu waxtaan ci fichier bi. seet nu ñuy def ba carte yi seen militants yi am ko seet nu ñuy def ba erreur yi ñu génne ko seet bi nu ñuy def ba bureau yi disponible seet nu ñuy def ba carte électorale bi ñu séddoo ko ak yéen waaw te yow loolu nga doon xuloo doo dem nga dem ba ñu demee nag ba ca biir ca la galgal bi ñëw ba ñu demee ñu daal di indi ay termes de référence boo xam ne à la suite du référendum du 20 mars 2016 soo ci gisee parrainage mais Pape Alé doo ko dindi parce que tam yow nag su dee da ngay falu ci parti itam am na ñu amul parti ñu tuddee ay indépendant ñoo xam ne dañ leen a laaj ay parrainage parce que looloo war a am ñooñu amuñu parti te noonu lañ ko définir itam dañ ni candidature indépendante autorisé nañ ko ci kaw nag ñu am 10 000 signatures donc turu parrainage foofu la nekk kon soo ko gisee ci terme de référence doo égoïste ba génne ko parce que indépendant yi la concerne galgal bi nag mooy ñëw ba ci biir ñu daal dee ni léegi sax nag képp ku bëgg a doon candidat dañ lay parrainer ñu ni parrainage bi kañ lañ koy déposer ñu ni conseil constitutionnel ak dossier ba conseil constitutionnel amul recours soo fa xasee ba déposer benn parrainage bu ñu juumee sax daal dee ni kii du bokkul ci fichier bi wala bii signature baaxul wala kii bokkul ci fichier bi seen fichier bii nga xam ne dara leeru ci lu leen neex ñu dugal ci lu leen neex ñu génne ci mais bu boobaa su rejeter ce dossier foo koy waxee dootoo am foo koy waxee parce que tout simplement parrainage boobu moom moo bëgg a éliminer permettre président Macky Sall mu am le dernier mot tànn kan la bëgg a jàkkaar lool te loolu kenn waru ko nangu bulletin unique bi dañ leen ko suggéré parce que dañ leen a wan ne leen Sénégal a ngi bëgg a arrière ci bulletin unique dëkk yi ñu wër yépp def nañ bulletin unique te bulletin unique de moom pourtant su dee ni ñoom dañ bëgg lu transparent bàyyi affaire achat de conscience jox ma bulletin Aïda Mbodj ma jox la junni mais nañ def bulletin unique su dee ni 47 listes yi fi nekkoon da leen a gêné mais nañu def bulletin unique day gaaw vote bu gaaw la te ñépp a ko mën te ñun nag li ñu gën a rey Pape Alé mooy dañu nekk ci Afrique tuddee ñeneen ñi ñàkk tuddee suñu bopp ni ñoo civilisé ñoo baax ñoo performant ñooy démocrate léegi nag ñëpp raw nañ ñu leneen di ci des itam dans une moindre mesure mooy caution bi dañ leen ni jox leen paletu dëkk lu dul Guinée ci sous région bi yëpp lu dul Guinée kenn def fi 65 millions ñu ni leen àddina day dox tey ñu ngi ci xeex ay capitaux yu licitul ñu ngi ci xeex blanchiment d'argent ñu ngi ci xeex financement du terrorisme yooyu yëpp suñ koy def nañu moraliser la vie politique xaalis bi ñu xam fu muy génn bu boobaa na raisonnable bu ko defee ñu def ko lu yem ñu jox leen paletu ay dëkk yu bëri ñii 20 millions ñi ki Tunisie sax moom boo demee 2 millions la donc yooyu exemple lañ leen jox mais point d'achoppement bi dëgg bi nga xam ne moo indi problème mooy parrainage parce que parrainage bi moom gis nañ ci loo xam ne moom am na luñ ci bëgg maintenant xëy na comme ni nga ko waxee dañ koy indi assemblée mais du tee dinañ ko dénoncer ba ñu xam ne lii dañ koy def. alors lan mooy doon sa kàddu gu mujj. Pape Alé nag émission bi gaaw na jeex parce que yow moom xam nga nag moom da nga dëkk ci dëkk bi moo tax sa waxtaan neex xanaa di profiter ci mois de mars bi di ndokkeel jigéen ñëpp di la gërëm di la sant di la encourager bu baax ci sa xeex
xam nga Pape Alé xeexal askanu Sénégal neexul parce que dañu ci ànd rek wante duñu wax te nit bala nga koy xeexal bala muy neex mu mën a jóg mën a xàmmee parce que nag ku am droit ne déet mën a am droit ne waaw te liñ lay teg su jaaduwul nga mën ni déet ki la naan déet li nga ànd ceeg moom moo tax ñu ngi lay ñaanal yàlla di la gërëm ci turu askan wi yëpp di la sant di gërëm ñëpp di féliciter jigéen ñëpp ci seen 8 mars di leen wax ne nañ dem tey ñu taxawoo tey ñun jigéen ñi ñu wóolonte yaakaar naa ne suñu wóolonte dina baax pour promotion jigéen ñi. yaakaar nga doon candidate élection présidentielle. su ma ko réew mi nangulee. est-ce que Sénégal pare nañ pour fal jigéen présidente. Sénégal actuellement dañu jonkoon ku leen bëmax ñu daanu c'est-à-dire réew mi moo metti wu dund metti wu xalaat metti wu éducation metti wu jikko yi te yooyu yëpp jigéen da cee am solution moo tax suñu toogee ba loolu ñu sentir ko bu ñu ñëwee rek pare na. jërëjëf soxna Aïda maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen émission autour du micro ak beneen gan incha allah seen site dakarmatin.com.